internationaux ñu nuyu leen bu baax jaar leen ñu ngi fii ci Saly Escale tey nag ci commune bi ki fi woote mooy le maire Makhary Mbaye pour joxe les fournitures scolaires écoles yi xam ne ñoo nekk fii ci commune am comme ni ñu koy defee chaque année rek bu école waaj ubbi ñoom ñu jàppale parents d'élèves yi jàppale élèves yi pour ñu mën a dem jàngi ci loolu nag moom woote woon na tey 19 écoles yi fi nekk seen i directeur teewal leen fi ñu jël ay fournitures teg ko seen loxo fournitures yooyu gis nañ ci ay cahier ay bic ay madar ak leneen loo xamante ni sax dañ koy jëfandikoo ci école yi muy grésil ak leneen école yi fa teewoon yëpp ku nekk jot nga li nga war a jot ci loolu tim gisoon nañ fa Mamadou Omar Gueye teewoon na fa mais tim adjoint sous-préfet bu Ida Mouride muy Saliou Ndiaye moo fa teewaloon préfet wax fa kàddu yu am solo kanaa rek ñu déglu kàddu yi xam ne moom la maire yëkkati pour ñu démarrer ko mbir mi. kii suba kii gannaaw suba mais yàlla dafa defal ñu xawoon soj moo tax gàllankoor boobu am kon ñu ngi jéggalu ci retard boobu nga xam ne am na ci écart bi am suñu diggante ñun ak ñoom waaye suñu ko du am benn écart kon ñu ngi leen di masawu ci loolu leen jéggalu tam parce que dañ ne ubbi tey jàng tey te ñu respecté woon loolu ñun gëmoon ko doon ko doxee ba fourniture yi presque tëdd na 2 mois su ma yebee ne mën na ko presque yoo xam ne yëpp dañ doon préparé ubbi tey jàng tey kon masawu boobu ak jéggalu boobu la ñuy def préfet ak IDEN ak enseignants yi di nuyu enseignants yi wax dëgg yàlla ñun enseignants yi ñun dañuy jàpp rek ne enseignants yi ne biir commune Saly la ñu dëkk parce que comme ay doomu bàjjen ñi ci des mag ak rakk kon loolu su amee ci ab diggante te dama gis ñagas-ñagas da daan yomba am ci enseignants yi ak maire bi wala président communal bi mais man gëwuma loolu parce que ñagas-ñagas waru ci am su fekkee kenn ku ne sa rôle def nga ko benn problème waru ci am te loolu yàlla dogal na amul fii ci Saly parce que enseignants yu baax ñoo fi ñëw jaaree ko ci seen codec muy Dramé bi nga xam ne suñu lépp la parce que ñoo bokk boppa kon Dramé ñu ngi leen jéggalu nag comme ni ma ko waxee noonu retard bi nga xam ne moo am ci ubbi tey jàng tey bi merci ñu bàyyeeku ba ci kanam di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum. crayon noir 3000 kit géométrique 718 craie blanche 360 craie couleur 120 rame de papier 25 madar fii moom dañoo defoon 40 mais maire daf ñoo yokkalaat mu ngi toll ci 88 dafa fekkoon ñu defar kii bi ba pare mu ngi toll ci 88 léegi parce que école bu ne dafa am 4 am na itam grésil 20 bouteilles ni ñu ko tasee ci élèves yi parce que fourniture yi Dramé wax na ko léegi élèves yi ñoo tax mu jóg kay double ligne yi dañu nañ ko jox élève CI élève bu ne dina am benn cahier foofu itam dañuy préciser ne ren bi école du ubbi amuñu effectif bu daaw bi lañ jël moom lañ reconduire élève bu ne dina am benn cahier double ligne cahier 48 pages yi ñu jox ko élève CP yi élève bu ne dina am ñaari cahier cahier 100 pages yi élève CE1 CE2 ak CM1 élève bu ne dina am ñetti cahier élève CM2 yi dinañ am ñeenti cahier ardoise yi ñu jox ko élèves yi ba léegi dañoo jawaat effectif bu daaw ba recrutement bu daaw ba moom lañ jël bic bleu yi élève bu ne day am li dalee CI ba CM2 élève bu ne day am bic rouge élève C1 C2 CM1 CM2 kenn ku ne day am bic rouge bic vert bi noonu C1 C2 CM1 CM2 kenn ku ne day am bic vert crayon noir yi élève bu ne day am kit géométrique yi ñu jox ko élève CM1 ak élève CM2 parce que ñoom lañu wax ñoo ko gën a soxla craie blanche yi ñu def 5 boîtes par enseignant 6 lañ defoon parce que bu ñuy jël effectif bi effectif bu 60 lañ ma joxoon Dramé bu mu ñëwee démb mu ne 66 enseignants la ñu defaat dispersion bi enseignant bu ne dina am 5 boîtes craie blanche am ñaari boîtes craie couleur rame de papier école bu ne dina am benn madar bi école bu ne dina am 4 bouteilles madar grésil bi école bu ne dina am benn bouteille ci biir séddale bi bu ñu ñëwee. parce que bu ñu jotee effectif bi dafa am yoo xamante ne jotuñu woon classe préparatoire bi jotuñ ko woon ak daara moderne yi ko deg ne bu ñu joxee fourniture yi te ñooñu bokkuñ ci parce que ñooñu tam ci kii bi système bi lañ bokk ñu jëlaat kii bi séddale leen ko mooy ñaari daara moderne ñi am ak benn classe préparatoire lépp loo xamante ne école kii bi am nañ ko ñoom am nañ ko mooy daara moderne bu Kër Alamine ak Saly Toro ak classe préparatoire bu nekk Comidia Socé nii lañ ko liggéeyee démb. présence su Codec ak Ka ak Souleymane Ba ak Lamine Sall ñoo fi nekkoon démb liggéey ko moom laa leen jox noonu pour parents bi xamee ko noonu élève bu ne
gën ngaa tuuti dina am benn kay bu fekkee kii CI bi la C1 C2 CM1 kenn ku ne dina am ñetti kay CM2 dinañ am ñeenti kay noonu lañ ko séddalee waaw jërëjëf. ainsi que sama collègue directeur yi fi nekk yi fi teew tey tey fourniture ñuy boole ñu pour ñu jët si ko fii d'abord maa ngi jaajëfal sama collègue jàngalkat yi les enseignants clé en main cette année si nu mu demee par rapport ak daaw am na tane bu baax a baax ci résultat yi yeef xam na ko parents d'élèves yi yaakaar naa ne occasion la ñu xam ko bu baax am nañ yokkute pourcentage yu daaw bi ak bu ren bi ute na ren vraiment les soldats du savoir yëgatu nañ bu baax a baax au niveau de la commune de Saly am na écart bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ko ci donc bravo les enseignants clé en main kenn du ñoom la parce que corps de contrôle est là li muy def mooy contrôler moo ñun ñoo nekk terrain bi di dund affaire yi wax dëgg yàlla mënoon na fi demee neneen donc di leen jaajëfal bu baax a baax di ñëw ci fourniture yi maire wax dëgg yàlla boo ko defee sa wareef la boo ko defut sa wareef la de toute façon lu ñu constaté moom ren am na tane bu baax a baax par rapport ak daaw yaakaar naa ne ce sera l'occasion bu ngi jëlee seen fourniture da ngeen gis ne paquet yu ngeen daan am daaw ren am na lu ci yokk lu baax a baax donc avec les clés de répartition et tout yaakaar naa ne comme ni ñu koy faral di defee rek mu ngi yeggee ci école ba itam clé boobu noonu lañ koy toppatooyee rek élève ba ca nekk classe ba ca nekk lu mu war a jot ci kaye ñu ngi ko ci bind su ko defee loolu itam mu bañ a am réerantoo bien vrai que peut-être léeg-léeg sax mu am ay écart directeur bi seet nu muy manipuler defar ba mu jekk jërëjëf maire ci fourniture yi. dañ koy ci sant bu baax parce que diggante bi beaucoup de choses xew na ci diggante bi donc di ko ñaan aussi mu may ñu déwén encore ñu toogaat fii mën a def cérémonie bu mel nii donc di remercier monsieur le préfet dëgg yàlla sonn na xam naa ne parce que sànq bi may coordonné ak le préfet Ba daf ma ne carrément il venait d'arriver mais terewul loolu yëpp tey mi ngi nii ñëw na teewe na ndaje bi fii ci Saly donc dafay wane rek ñun agent de l'État nous sommes des commis de l'administration fépp fu ñu administration woo rek war nañ mën a wuyu donc préfet ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay boobu parce que Kaolack du fii mais yegg si aussi enchaîné ak loolu ku jóge ci gàmmu loolu yëpp ay wane na rek taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk yàlla na yàlla yokk loolu ma ñëw ci monsieur le maire wax dëgg yàlla di rafetlu bu baax a baax parce que nee naa peut-être que daaw defoon nañ ko depuis bi ma fi ñëwee chaque année yàlla may na ma maa ngi fekkee remise des fournitures fii ci Saly globalement ci arrondissement Ida Mouride je crois que loolu c'est une opportunité c'est une occasion ma remercier le sous-préfet en tout cas ak coordination bi ñu ciy def parce que ñoom ñooy njëkk chaque fois joxe donc loolu c'est un élément boo xam ne bu am solo la donc bu ñu ñëwee fii tey Saly di boucler la remise des fournitures ci arrondissement bi loolu dañ leen wax ne li ngeen jëleen ci wàllu engagement matal ngeen ko sëkk ouverture bi am na mais presque ñu ngi ci disposition parce que dama ne ouverture processus la fu mu mën a commencer tey day commencer mais fu mu mën a commencer au fur et à mesure ñuy progresser ndànk-ndànk yëf yi di ñëw donc dara tardé wu ci sant yàlla ñëw na ci l'essentiel yéene bi moo ci gën a am solo te préfet wax na am na fu ñu jógee léeg-léeg dañuy toog ba janvier sax doo jot fourniture donc fii nii su dee dañuy def effort di joxe fourniture à temps lu ñu mën a def mooy lu dul sant leen bu baax a baax yow ak sa conseil municipal bi yépp di ñaan yal na yàlla yombal yen bi yal na yàlla yokk aussi mën-mën bi et comme ni ñu ko waxee aussi constaté nañu y a une amélioration ci li ñu doon joxe donc yokkute boobu dafa am solo parce que li nga defoon daaw xëy na yokk bëgg-bëgg yi wala soxla yu bëri nañ nga daal di ko yokk loolu dafay wane ne yaa ngi tenir compte ci wàllu en tout cas bëgg-bëgg gars yi jàngalekat yi parce que lépp lu ñu def ci wàllu éducation dama ne éducation ressource du fa doy loo fa def rek mun na ko consommer te du doy encore donc loolu nag soo leen amee xalaat yokk ko loolu dañ leen ci sant bu baax a baax di encourager le CODEC parce que moom mooy interface entre l'IEF et les collectivités territoriales collectivités locales donc moom mooy interface bi te damay wax naa ko feneen CODEC yi dañuy taxaw di liggéey boo xam ne bu am solo te duñu xaar dërëm ci IEF il faut que loolu mu leer joxuñu leen dërëm joxuñu leen dara mais saa yu ñu leen woowee dañuy wuy si daal parce que dañoo xam ne ñun dañoo bokk ci suñu dispositif de pilotage donc loolu nag taxawaay boobu mënuma leen fay dañ leen def rek lu mel ni occasion bi di leen témoigner toute la reconnaissance
boo xam ne ci liggéey bi ñu def samedi bii passé la ñu mujjee woo ñu ngi woon ci réunion de coordination loolu yëpp nag pour gën a ñoŋal liggéey bi ñu def ci biir département bi. Donc je vous remercie vraiment et devant l'autorité et le maire maa ngi lay sant bu baax a baax devant say nawle directeur aussi di wax leen wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib. léegi nag li ñu dajale mooy remise des fournitures wax nañ fournitures yi xale yi lañ ko war a jagleel parents d'élèves yi surtout parce que lii parents d'élèves moo doon war a jënd fourniture moo war a def loolu surtout amee tey nag ñu koy jox dans le cadre de la décentralisation di leen jox loolu yéen aussi na ngeen am ci considération boobu xam ne lii yéen la ñu nekk di dimbali mais surtout fu ñu toll nii mooy bàyyi xale yi ñëw jàngi parce que constaté nañu présence su xale yi dafa xaw a faible ci biir école yi donc dañu leen di ñaan effectivement ci wàllu liggéey tool yaa nga fa mais heure bi école ubbi na école bu ubbee nag xale bu nekk fii ci Saly ak xale bu nekk fële ci Matam wala ku nekk fële ci Ziguinchor wala ku nekk fële ci Dakar Plateau ñoom ñoo yem ci wàllu waxtu donc soo leen bàyyiwul xale yi jàng lii ñuy perdre tey jii da leen di dab parce que quantum horaire bi quantum seen heure bi benn la pour tout le monde donc si ñuy commencé tey ñiy xaar ba ay weer wala ay fournitures yi ñëw nañu léegi li fi des mooy parents yi ñu leen di ñaan ngeen bàyyi xale yi ñëw daal di jàng si su waree liggéey yeneen moment dina am liggéey li ngeen di war utiliser xale yi mais dañ leen di ñaan wax dëgg yàlla ngeen bàyyi xale yi daal di ñëw teewe ci école yi daal di ñëw fekk jàngalkat yi ñu commencé nekk si jàng léegi nag ni ma ko waxee xaw ma désherbage bi certainement association wala CG ñi ngi fi désherbage bi aussi sont constaté nañu am na foo xam ne dafa xaw a sooxe te loolu ci CLD y avait des engagements qui étaient pris dans ce sens nit nag damay wax nit boo waxee jëlee engagement da ngay fexe nga jëmmal sa engagement boobu maire demoon na engagement ne comme quoi day fexe ba fourniture am ñëw fourniture ñëw nañu ñun waxoon nañ dinañ fexe ba jàngalkat yi teew nañu donc yaakaar naa côté boobu yéen tamit association su dee ñu ngi fii fexe ba désherbage bi aussi mu mun a en tout cas continuer su dee pare na sant yàlla su dee parewul aussi ñu nekk ci dynamique boo xam ne dañ koy continuer parce que lépp lu ñu def lépp c'est pour que ñu am ay résultats te résultats yi nag comme ni ñu ko waxee daaw amoon nañu résultat mais ren wax dëgg yàlla jàngalekat yi def nañu effort boo xam ne résultats yi yéeg nañu loolu moom dañ ko ci sant jàngalekat yi yépp commune Saly particulièrement résultats yi y a eu des progrès dans ce sens-là donc loolu nag c'est l'occasion de vous témoigner en tout cas toute notre reconnaissance par rapport à ce qui a été fait en termes de résultats nit nag damay wax boo defee li la war ba nga yaakaar ne yow ci lii laa mën ba fii laa yem def sa lépp ñépp bu ñu àndee rek yàlla dina ci def ndam donc loolu nag il faut ñu gëm loolu ñun nous sommes des missionnaires tey mission de yàlla dafa def ñu ngi fii ci Koungheul amuñu beneen soxla lu dul liggéeyal éducation amuñu beneen yitte bu ñu ko amee feneen lañ koy def mais fii li ñu fi yëkkati mooy li fexe ba éducation bi dem kanam te loolu nag sur le terrain dans la classe yéen jàngalkat yéen a koy def donc soo leen defee effort boobu nag ba ñu am ay ndam c'est des occasions yoo xam ne dañ leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm en tout cas di leen wax ne en tout cas on est ensemble ñun ñoo séq mbir mi te ku nekk na wax ne du yàqoo ci loxoom man de loolu laay wax toujours soobee yàlla bu soobee yàlla éducation bi du yàqoo ci sama loxo ci wàllu ci bi ma nekk te bëgg naa aussi ku nekk am intention boobu bu ñu ko defandoo rek ñëpp wax loolu rek dinañ avancer donc loolu laa leen di jox comme élément de recommandation wax dëgg yàlla nañu bàyyi xel ci loolu bu baax te sous peu monsieur le préfet dinañ dajawaat fii ak jàngalekat yi je crois que le codec déjà date bi dina informer la date commune bu nekk daaw dañoo jaaroon foofu toog ak jàngalekat yi waxtaan ak ñoom ñu ni nen fekk keneen kiw ci et on a dit avec le codec avec les codecs on a arrêté un calendrier dañuy delluwaat defaat la même chose parce que waxtaan direct bi yaakaar mooy tax ñu gën a lever kii yu bëri incompréhension yu bëri parce que ñun ñëpp ñoo nekk ci benn bateau donc ñu nekk ci benn bateau nag bu ñu dul waxtaanee ñu seq mbir bu ñu ko dul waxtaanee ci seeni biir je crois que mën na am ay jafe-jafe donc nag c'est une occasion pour wax leen effectivement déficit enseignant am na 43 départs la ñu am ci département élémentaire seulement 43 départs contre 2 arrivées wala 3 boo xoolee loolu daaw na benn déficit de 12 nga accumuler loolu difficile lay nekk koo soose mi ngi fii moom kese moo fa nekkoon daaw am na koo xam ne presque jàngalekat la mais yàlla dafa feebar am na feneen aussi koo xam ne dafa defoon un accident donc yooyu yëpp xam nañ ko mais comme ni ma ko waxee su ma bëggee kay damay dem boutique ma jënd ko su ma bëggee bic damay dugg boutique ma jënd ko su ma bëggee ardoise damay dugg boutique ma jënd ko mais soo soxloo jàngalekat nooy def doo am donc lu ñu la jox ci loolu ngay sukkandiku pour mën a def liggéey bi en attendant
y a 10 écoles qui étaient fermées 10 écoles bi may préfet di woo ne bi ñu jokkoo noonu fekk instant boobu maa ngi avec le BRH di xool école fermée yooyu nan la ñuy jëlee ay jàngalkat feneen di def ay gymnastique en attendant que ñu am yu bees yi donc loolu su ma sañoon damay am lu doy fu nekk ma def ko fa su ma sañoon loolu la mais nag arbitrage la au niveau local arbitrage au niveau régional arbitrage au niveau national donc lu ñu am bu soobee yàlla président dégg naa seen doléance dafa fekk ne dafa nekk ñun tamit suñu doléance donc suñ ko amee bu soobee yàlla dinañ def suñu sañoon fépp fu xale nekk mu amee jàngalkat yu mat donc lu ñu am bu soobee yàlla dinañ xool nan lañ ciy jéem a fexe ba fu jàngalkat war a am ñu war ko mën a am ñu daal di mën a wax dëgg yàlla continuer lii nga xam ne sumb nañ ko résultat yi di progresser loolu lañ bëgg aussi ñun tamit mu gën a jëm kanam donc monsieur le préfet monsieur le maire dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax bi lii amee bi ñu yàlla maye teewee aussi cette année yàlla may ñu aussi ñu am ay ndam yoo xam ne am nañ ko di ñaan yàlla nañu yàlla may fekke ay déwén fekk déwén aussi ñu gën a am aussi ndam yu ñu am ren yi je sais que le potentiel est là jàngalekat yaa ngi fii te bu ñu engagé ba déterminé dañ ciy dem te xam naa ne loolu mooy seen mébét yow aussi di la remercier bu baax a baax di ñaan yàlla vraiment yàlla nañu yàlla may teewee ay déwén yoo xam ne day fekk ñu gën a jëm kanam ñun ñëpp ku nekk yéeg ne yokku na ci wàllu zahir wala ci wàllu baatin yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal maa ngi leen di sant di leen gërëm di baalu àq ñëpp di baal àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal jërë ngeen jëf. vraiment su doon sama sago ak résultat bi ngeen am fourniture yi day ëpp lii parce que nag nit bu fekkee soo ko defalee benn mu def la jox la juróom wax dëgg yàlla te lim lay def juróom yi mu lay jox yaa ko moom parce que ñun suñuy doom ngeen di jàngal te bu ñu fi yàlla bàyyee ba déwén da ngeen xam ne résultat yi ngeen di joxee concerne maire bi trop parce que tam wax dëgg yàlla su doon sagoom ñun maire yi bu ñuy jongante dañuy xaru parce que dañuy dem ci ay 557 maires bu ñu ci génnee rek loolu dañuy naw maire yi fa génn bon bu ñuy natt bu ñëwee ci département bi ñetti yoon boo xam ne bu ñuy nattee rek Ida Mouride Saly Fass Cekkeen ñooy génn ci département bi bon mais mun naa xool ne ci noonu ñuy nattee maire yi yéen enseignants yi encore noonu ngeen maire ci biir département bi kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñun daal amuñ seen pay wax dëgg yàlla jàpp nañ ne daal ñun ngeen di jàppale bu baax a baax nangu nañ ko itam mu bëgg itam parents d'élèves yi ñu bàyyi seen doom yi ñu jàngi parce que loolu surtout parce que tam ni fekkee IDEN dafa taxaw pour jàppale CODEC jàppale directeurs yi ñu moom doom yi ñoom ñuy toog ba di ñuy ñaax kon ñun tam war nañu seetal suñu bopp vraiment parce que bu école ubbee inspecteur wax na ko ki ne Sine Matar ak ki ne Nioro Thialane ak ki ne Xosnaan ak kan ne Dakar Plateau ñoo yem dañoo war a xëy rek jàngi amul ay man dama bayoon may ma deqi fii may ma góob suna loolu amu ci nañ bàyyi xale ñu jàngi CC bi loolu la message boobu na bëgg nga lancé ko parents d'élèves yi ñëpp dem wu ci seen doom yi jàng parce que tam kilifa benn directeur wu ci njabootam beneen village beneen dëkk ñëw di tumuranke fii élèves yi duñ jàng si loolu tam dafa métti loolu tam war ngeen ci bàyyi xel bu baax daal parce que daal ñoom ay jàngalekat ay nit lañ comme yéen nekk ay kilifa même bu ñu leen di fay itam mais li leen fay coono bi ñu ci am jaru ko mais dañ xam ne rek ñoom jaaroon nañ fi moo tax ñu nangu ko supporter jaarale fa doomi jàmbur su ëllëgee yeneen doom itam mën a fay ñeneen kon nag dama bëgg parents d'élèves yi ñu wax dëgg yàlla nañ bàyyi seen doom yi ñu dem jàngi ñu ngi koy ñaan ñëpp parce que muy man muy keneen ku dëkk ci gox bi yëpp nañ bàyyi seen doom yi jàngi bon liggéey am nga tool mais da nga gisoon tool bi ba pare gis sa doom dem bind ko école kon normalement liggéey bi waroon nga sóoraale ne sa doom bi dafay dem école normalement waroon sóoraale tool bi ne sama doom bi moom ko war a liggéeyal bon du jour yëpp samedi ak dimanche bi bu fekkee mën nga même samedi ak dimanche bi xale bi warul liggéey dafa war a toog xool ay kayam pour que lundi mu mën a xëy jàngi kon normalement loolu ñu ngi ci ñaax parents d'élèves yëpp waaye di gërëm enseignants yi wax dëgg yàlla résultats yi ngeen am wax dëgg yàlla bu ñu ko fekkee teg jàmm te nekk fi attention nag bu ñu fi nee bu ñu fi nekkul nag ñu maire ko waxoon bon man li ñu xam mooy bu ñu fi nee bon bu ñu fi nekkee daal incha allah danañ gis ne lebal ngeen ñu man nag dama mënewul wax waaye ay cadre rek laay borosé parce que li nit war a wax une heure de temps dama koy tënk man toujours ci benn 15 minutes pour wax li ma war a soo déggul olof na doo mën a xam li may tënk waaye daal li incha allah enseignants yi man nag naka jekk dama bokk yéen parce que man joxe lii ak ñàkk a joxe lii xaalis bi ñoo yem ci man képp
su ma ko da contacté wala benn enseignant woo ma ne ma nii damay ànd ak yow ci loolu parce que man loolu laa gëm ci loolu laay dox parce que enseignant aw ma kenn xaar ma yàlla kenn wanu ma ko ci kanamam kenn wanu ma ko ci liggéeyam kenn wanu ma ko ci mbedd mi kon wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant gërëm inspecteur bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax parce que vraiment fii daal ñaari inspecteur moom xam nañ jaar nañ fi bañ xam ne ñii ay inspecteur lu ne mooy Arfan ak yow da ngeen attanoon tam àll ba guddi ak bëccëg bon bi enfant di dem booba mi nekkul dañu yaakaaroon dañuy taxaw parce que Arfan yi nag wax dëgg nekk fi yàlla ko fi nekkal waaye ku ñi mën coono la waaye bi nga ñëwee bon ñu gis ne kii tubaab la dëgg-dëgg waaye dafa yor jikkoy tubaab waaye ndekete mbub mii la ci kaw la rek bon waaye wax dëgg yàlla gis nañ ne daal lu Arfan doon def nga fukkam kon ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant bon action itam la même chose parce que Touré lañ miinoon Touré del ñu affecté ko Casamance mu ñëw ñu ne suñu action dafa sedd de kii sedd na de waaye ndekete ndox mu sedd muy reyteeñ loolu moom la parce que ku attan la parce que li mu wane nii tey rek mooy nit ku baax nit ku am engagement nit ku am détermination loolu moo ko waral nii tey mu ñëw fii saal tey ku jógee këram xëyee këram ñëw tey war a dem noppalu mu continuer waat ñëw saali wax dëgg yàlla préfet ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ah yal na yàlla maye fan yàlla nga am ay promotion yu gën a kawe fi nga toll nii ngir yàlla ak yonent ba ñu ngi ngeen ñaanal ko ñëpp nag parce que nit kuy liggéey ku ne bëgg na promotion bon yéen itam enseignants itam yal na yàlla may ay promotion nga xam ne buñ tasee parce que lii moo neex ci liggéey ànd ak nit ki di liggéey di kafre su ëllëgee bu ngeen tasee rek doo sëgg waaye li gën a bon ci servir nga servir ci li benn liggéey su koo ci gisee di làqatu wala boo gisee su ngeen tasee ci oto doo bëgg a ànd ak moom du ngeen bëgg a gisee loolu yàlla nañu ci yàlla musal kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala kilifa commune bi moom moo woote mu nekk aussi wootee jàmm ci propos mi léegi wax na ko te noonu la demee dañ choisiroon 72 heures yoo xam ne dañ 72 heures d'affilée maanaam bu Ida defee Fass def Saly day def parce que disponible woon na depuis mais jaam day am pexe bu muy def yàlla moo yore dogal donc mu am ay ndok-ndok mu xaw a yaramam xaw a sutante ñu aussi ñu dem fi ay séminaire après gàmmu gi dugg donc moo tax bi tey sësee rek mu hésité wul pour ñu def ko ñu ngi jéggalu ci xaar bu yàgg bi ngeen xaar loolu nag ci suñu niveau la du ci IEF du ci maire mais ñun la man maa jógee Kaolack falaax yi ñëw def avant loolu fekk IEF woote na ba coordonné maa waroon a yegg si informé ko ne ko ñëw naa pour ñu ànd bi ma jotee ak ba coordonné directement ak maire jotuñ coordonné ak IEF donc ñëw ba yegg si soog a coordonné waat ak moom donc retard bi c'est pas à son niveau parce que bu doon j'avais bien coordonné man ak moom ak maire ñoo yegg seendoo ak waa ñoom waagaan pour ñu xam ne du moom moo leen xaarloo du maire moo leen xaarloo man maa xëyee Kaolack donc man maa tàddeel mbir mi moo tax maa ngi jégalu ci loolu bu baax parce que heure bi waroon na fekk peut-être pare ngeen ba dellu classe di jàngale ngeen bàyyi ittee yëpp xale yi dem ngeen tëj classe bi ñëw toog di ñu leen xaarloo loolu quand même ñu ciy jégalu bu baax du sago du bëgg-bëgg également ginnaaw loolu ñu jaajëfal maire ci disposition yi mu jël pour que fourniture yi mën a disponible à temps parce que dans d'autres contrées effectivement di ngay dem ba yenn mois de janvier yi on reçoit même des rappels pour ñu naan nañu relancer maire pour que nangam loolu yàlla def na fii amu fi très tôt jël nañ disposition yi war a jël ak secrétaire municipal am ba li war a disponible ñu disponible pour que yéen ngeen mën a def seen liggéey comme ni mu waree donc loolu il faut ñu jaajëfal ko ci bu baax mu ngi wax léegi di leen sant di leen gërëm di rafetlu ni ngeen nekkee ak askan wi loolu baax na dina tax ngeen sawar mais yéen seen bopp xam ngeen ñaan peut-être li ñuy séntu ñu am ci loo xam ne dina ci mën a sukkandiku ba saafara yenn tawat yi yàlla mun na ko yàlla mun na fay yéene bi quoi donc xam naa sans plus tarder ndagam xaar bi yàgg na maire dañuy fexe maintenant jublu ci affaire bi waaw ci distribution yi
préfet boobu noonu la cérémonie bi jeexee bu ñu wax tey ñoom ñëpp ku nekk wax remercier si la ñuy jël jëf ay remise jox nañ CGE bi 100 000 francs UCG 100 000 francs CODEC mu ngi noonu moom jox nañ ko 100 000 francs pour jàppale ko mais tim IEF de Koungheul kilifa de Mamadou Omar Gueye tim jot na enveloppe 100 000 francs école yëpp nag jot nañ ku nekk fourniture lépp boo ko boole ci xaalis mu ngi nekk 3 millions 10 000 francs ak 300 000 yi di ñëw mooy 3 millions 310 000 francs loo xam ne le mairie bi Saly Escale génn na ko def ko ci école yi mais tim fàttuñ école préparatoire yi mooy école boo xam ne mu ngi nekk fii ci Koumbédia mairie bi dekkasi na benn enveloppe bu 720 000 francs teg ci kaw taal bi pour seen fonctionnement lépp loo xam ne dañ koy soxla ci école boobu noonu mairie bi génn na ko teg ko ci mu nekk 720 000 mbokk yi lii lañ leen jëlaloon fii ci Saly Escale ànd nag suñu Matar Sarr fa nekkoon ak Kabir Boy di leen jox rendez-vous rek ci beneen commune ci yeneen yitte yoo xam ne soxal na wàllu école jërë ngeen jëf